DSL Inco jàppoo la liggéey ñoo leen di may seen émission les pros du métier. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan L24 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag suñu deuxième numéro les pros du métier ñu ngi koy defee fii ci Mbàkke Bawol dalal benn jeune maanaam ndaw bu yëngutu ci wàllu plâtre di Serigne Modou Diop jiite nag entreprise bii di Khelcom plâtre moom nag lañ fekk si ci benn ci ay chantier yi nga xam ne nii jamono yi foofu la nekk fii ci Mbàkke Bawol ñu fas yéene waxtaan ak moom ci métier mi ak mboolem li nga xam ne nii rek ay njariñ la képp koo xam ne nii yaa ngi ñuy topp man ko seetaan kon duñ def lu dut dugg ci biir niwonteeg Serigne Modou Diop comme niñ leen ko waxee mu di benn jeune kon sëñ Modou ñu ngi lay ziar tey seet si la fi nga xam ne nii moo di benn ci chantier yi te Khelcom plâtre yor ko ñu ngi lay ziar akaza akaza kon mbokk yi ñu ngi leen di ziar nañ leen ko waxee léegi rek ñoo ngi fii ci benn ci chantier yi nga xam ne nii kiñ dalal tey di Serigne Modou Diop moom moo koy yore moo ko liggéey di yënguti ci wàllum plâtre mais nag ki nga xam ne nii moom lay liggéeyal moom kër gi mu ngi ni taxaw xam naa jëwriñ dañ lay jaar tur bi bëgg na xam naka la. waaw man Cheikh Tidiane Diop laa tudd quoi waaw. Cheikh Tidiane Diop mu mel ni œuvre bu mel ni macha allah liggéey bu xaw a sensible muy wàllum plâtre lan moo tax nga taamu ndaw nga jox ko ko. waaw d'accord waaw maa leen di sant di leen gërëm di leen masawu coon di leen wax ngeen dal ci jàmm ak salaam waaw. seen émission bi am na solo trop ñu ngi koy teewul di ci kontaan daal di leen ñaan wax dëgg yàlla jàppal leen ci ak sëñ bi lépp lu ngeen ci xalaat rek mu romb seen fii daal ci lépp ay xewal waaw thème bi dinaa ci kontaan pour wax ci mu dafa ne xale bu yaru bu baax sama benn xarit maanaam moo booleeg moom mais li ma waxoon ci moom gis naa sax lu raw lu gën ci li ma doon wax daal te dafa nekk aussi man naturellement ku ma xam na ni dama gëm xale yi quoi. waaw dama gëm futur bi dama xam ne àdduna kànnang bi futur l'avenir ci xale yi la quoi xale yi ñoo ko moomu yor maanaam su ñëpp xamoon commencé ca kaw ci gouvernement bi nekk ku nekk rek da nga war a ñëw soo yemee fenn boo paree xajal ndaw yi daal maanaam moo tax ci dëkk bi yëpp xale yi laay wër ku ma gis nga commencé ci dara su ma amee liggéey yow laa ñëw jox la ko won la ni la nag gëmal sa bopp gëm naa diñ ci war a mën a génn la preuve mooy bi mu ñëwee maa ngi doon commencé wut ay modèle moom mujj gi ma ne ko Modou ma daal seetal loo neex nga def ci créer sax loo xam ne amagut inventel yi laa ko wax man ko dama leen a gëm te dama xam ne nit bu gëmee boppam dina ci génn te yaru nga am nga fula am nga fayda foog nga sa liggéey léegi daal jéew maa lijjanti modèle seetal loo neex lu indi sa imagination defal. kon daal mel na ni am nga satisfaction ci liggéey bi am solo bi nga xam ne Modou liggéeyal na ko nekk ndaw. waaw vraiment amul di ko remercier am na commencement mais amul fay quoi vraiment li ma xalaatoon confiance ma amul ci moom dara dañu ci vraiment kontaan naa ci trop. waaw vraiment xalaatu moom lu mel nii sax mais lii lépp imagination la parce que du loo gis ci benn photo wala leen parce que doon naa wër ci ay site internet di xool ak yenn affaire yooyu mais lii propre invention la imagination la man ko lu am solo bu ragal damay ne ci wetam toujours gis nga damay xëy nii di ko kii rek ni ko bu ragal dara loo neex defal maa la jox feu vert te effectivement rëccu ma ko kontaan naa ci yëpp création la kon daal mel na ni yow yaa ngi wax ndaw ñi ñu gëm seen bopp nungu liggéey gën a sellal liggéey bi gën a ñafe bu boobaa yaakaar naa ne dina bokk ci phénomène bi nga xam ne gis nañ ko léegi muy immigration clandestine bi tàmbaliwaat na entre Mbacké et Touba yaa ngi dégg agression yeeg yooyu est-ce que du taux de chômage bi fi nekk moo ko waral kon est-ce que jotul ñu jàppale ndaw ñi nekk fii encadrer leen jox leen liggéey ngir ñu mën a mucc ci yenn yi. waaw loolu dëgg la parce que man mi di wax ak yow sax maa ngi étranger quoi yooyu dama koy dégg mu may metti lool su ma koy gis yenn affaires yi. waaw li ko waral aussi nag mooy li nga wax rek taux de chômage bu ëpp bi la parce que léegi kenn dimbaletut kenn taalibe gi maanaam dafa mel ni dafa xaw a des daal gis sa morom nga dimbale ko déedéet day jafe ci yow nga seetaan ko ba muy loru nga ñëw maanaam koo mënoon a fajal ab ordonnance sax bu 10 000 man ngaa nëg ba nga xam ne ma nga gaañu na nga yow nga ñëw indi ay nag téeméeri junni ak ñaar fukki junni ñeent fukki junni foofu lañ toll loolu nag il faut mu deñ fi taalibe gi il faut mu mat ñu rattaxal diggante bi yéenante jàmm jàppale xale yi am nañ volonté am nañ fula bëgg nañ liggéey problème bi mooy moyens yee des daal waaw moo tax ñi féete kaw daal il faut ñu jàppale ñu féete ndaw xajal leen place yi tette leen bàyyi ñu indi ak seen i idées yu bees daal parce que loo gis renouvellement changement daf ci baax daal dafa am solo trop. kon ban message ngay lancé ndaw ñi ñu roy ci ku mel ni Modou nekk benn jeune gëm boppam di liggéey. vraiment wax dëgg xanaa ñuy xool ci moom rek ñuy xool ci moom xam ni nit ki da nga war a gëm sa bopp
nit ki luñ la mën a defal aussi boo gëmul sa bopp doo ci génn il faut nga gën sa bopp am courage di créer parce que xam nga Sénégal loolu mooy problème bi aussi souvent nit ñi lu pare la ñuy jël rek ñu utiliser quoi wala yaa ngi xool kii lim def nga def ko wala yooyu te loolu du tax àdduna mu jëm kanam quoi nit da nga gëm sa bopp xam ne yow mii da nga ci war a mën a génn sa idée baax na bu ragal dara nga teg ko mooy comme li ma ko wax nii te vraiment bi ma ko waxee topp na samay tànk gis nga ko lii lépp imagination la du luñ génn ci Facebook du luñ génn ci internet moo toog di imaginer di teg te kontaan naa ci xale yi daal su ma sañoon ñu xool ci moom di ko côtoyer xam nga gis lu baax parce que lu baax soo ko gisee da nga koy roy. waaw kontaan naa ci trop vraiment. jërëjëf fàttali nu tur bi. waaw man Cheikh Tidiane Diop laa tudd. Serigne Cheikh Tidiane Diop moom moo nekk borom kër gi nga xam ne nii foofu la ñu fekk Serigne Modou Diop nekk ci Khelcom Plâtre dégg ngeen témoignage yu am solo yooyu mu def ci moom day firndeel ne kon sëñ Modou mu ngi ci waaram te itam macha allah na ko suñu borom gën a jàppale. di leen fàttali rek ne émission bi ñu ngi ko ànd ak suñuy sponsor DSL & Co jàppoo sellal liggéey nekk ci Touba Darou Manane ànd ak ouvrier yi nag ci lépp luy matériel yu sophistiqué yu méngoog jamono kon la suite de l' émission incha allah ñoo ngi koy defee ci benn chantier boo xam ne nii wala benn liggéey boo xam ne nii sëñ Modou liggéey na ko ba pare incha allah ci kanam. Il n'y a pas de secret, il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. kon mbokk yi ba tey ñu yegg yéen ci seen deuxième numéro les pros du métier niñ ko tàmbalee woon nag ci benn chantier boo xam ne nii tey suñu gan moo ko defar muy Serigne Modou Diop nekk ci bopp entreprise Khelcom Plâtre di yëngu ci wàllum plâtre gis ngeen témoignage yu am solo yooyu nga xam ne nii ki muy liggéeyal def na ko ci moom mu nekk ndaw nag ñu ngi yaat ba tey ci biir Mbàkke Bawol ci beneen chantier boo xam ne nii defar na ko ba pare ba jamono yi ñu ngi def dernière travaux yi kon ñu ngi ànd ak moom nii fas yéene wéyal suñ deuxième numéro les pros du métier kon sëñ Modou ñu ngi lay nuyu di la ziar jox la kàddu gi nga nuyoog téléspectateurs yi ñu door a dugg ci laaj yi ak tontu yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di sant samay ñaari waajur di sant sama Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké. nga nekk koo xam ne nii da ngay yëngatu ci wàllum plâtre ñu bëgg na xam liggéey boobu kañ nga ko tàmbali say jaar-jaar. métier mi kañ nga ko jàng foo ko jàngee fii ci Touba ak naka nga ko jàngee. 2012 laa ko tàmbali 2012 maa ngi ko njëkk a jaar ci ku ñuy wax Bas Ngom bi ma fa jógee ki eggale sama métier muy Mor Fall ak Moustapha Fall aussi di leen ñaanal daal ndaxte ñoom def nañ ci loo xam ne ci man awma seen fay ndaxte chaque jour maa ngi ciy tedd te yàlla ak ñoom a tax. yàlla ak ñoom ñoo tax ndaxte mënoon naa ñëw ci ñoom ñu am benn bët yuñ ma xoolee wala ñu am nuñ ma def mais defuñu ko dëgg yàlla nañ maa jàngal métier fañ ma ko jàngale ba it ba ma man ci tey lu ma ci am rek Mor Fall ak Tafa Fall ak Bas Ngom mi ma njëkk a jaar wax dëgg yàlla am dinaa leen ci gërëm baax bu ma ci tëyee tamit di gërëmaale sama yaay tamit wax dëgg yàlla am des fois bi may tàmbali chantier bi dama ko wax chantier bi de maa ngi ko tàmbali yaay chantier bi de moo ngi bëgg a jeex mu ne ma Modou mu ne ma balaa jeex da nga amaat beneen mooy ci lañ demee sama chantier bee tamit daanaka su ngeen xoolee ci terminé ci la nekk. bëggoon a xam aussi métier mi ñaata at nga ci def ak itam bi nga koy jàng est-ce que da nga jékki-jékki jàng métier muy plâtre am nga ci benn métier moo jaar wala da nga dem jàngi daara ba ñëw tuuti ci say jaar-jaar avant ngay dugg ci métier mi sëñ Modou. daara laa jógee si daara. daara yi si Omar Ndiaye di ko ñaanal yàlla guddal aw fenam wéral ay cëram bi nekk Daara Khoudoss man ak sama non wàccu ma nag wax dëgg yàlla wàccu ma mais am na lu ma ci xam waaw li ma ci xam nag dinaa ko sante ki ma ko doon jàngal waaw. léegi métier bi ñaata at nga ko jàng. métier mi am naa ci 8 ans yaakaar naa waaw ndaxte 2012 ak léegi soo xoolee wala mooy 10 ans yooyu daal ci la soo xoolee waaw. bi ngay jàng métier bi yan jafe-jafe nga doon jàng est-ce que bëgg nga ko à 100%. waaw métier bi nag wax dëgg yàlla su ma waxee sama diggante ak yàlla rek première bi moom métier mi neexuma woon daal ndaxte man soo xoolee man nekk naa ci métier mi lu tollook ay at te taxul ma xam ci dara
mais bi ma demee ba nga xam ne nii métier mi ñor na ma soxal na ma ci laa ci mane lu bëree bari. Serigne Modou Diop di leen fàttali rek ne moom lañ dalal tey ci suñ deuxième numéro les produits métiers muy yëngu ci wàllu plâtre dégg ngeen ni mu ko waxee dafa jaar daara door a dugg nag ci li nga xam ne moo di métier plâtre def ci 8 ans ba jamono yi mu ber daaraam taxawal entreprise bu ñuy wax Khelcom plâtre sëñ Modou mu mel ni at yi bëriwul buñ bëgg a xam at yi ñaata la ak kañ nga beru ak kan moo la may fitu nga beru bay mën a engagé ay chantier. maa ngi am 25 ans la am ndaxte wax dëgg yàlla li tax ma am fitu beru dëgg dama amoon sooy morom yoo xamante ni Jili Badiane di ko ci nuyuwaale ak Matar sant yàlla di ko ci nuyuwaale Cheikh Ndiaye ñooñu ñëpp ma gis na ay ndaw lañ te ñoo ngi demal seen bopp ma gis ne ñoo ngi demal seen bopp di teral seeni waajur ma nit ma takk sama fit rek daal di dem ci laa takkee sama fit daal di dem. ci ban année nga beru. ban année laa beru. wala bi nga beroog léegi ñaata at. ñaari at lay tollool. bi ma beroog léegi ñaari at lay tollool. bi ma beroo fi ma jaar dafa metti woon torop du ma leen ko kii ndaxte ku ñuy wax muñ ñang di ko ci nuyuwaale bu baax moom it dëgg yàlla ndaxte daanaka boo gisee moom am na ci fu mu jàpp ci suñ côté ndaxte yóbbu woon nañu Ngunjaan bi ma yóbboo Ngunjaan may liggéey fa ci moom ba pare boobu SARS laa doon liggéey wallahi SARS laa doon liggéey nga xam ne maanaam boobu affaire yi metti na ci ñun ñu jël décision pour ñibbisi amuñu benn paas amuñu nañ def di ñaanal noonu si yàlla si Tafa An yàlla na ko yàlla xaari àjjana yàlla na yàlla woyof suuf si kawoon barki Serigne Saliou Mbacke moo ma yónnee 5000 francs jox ma yebal booy yi ñu ñibbisi ma eggalee liggéey bi suur bi ma eggalee liggéey bi ba pare ci laa benn 10 000 francs laa yor ànd ak Cheikhouna Badiane ndeysaan moom tamit ku baax la moom ñoom ñu ñaar lañ joxandoo charge bi mais man maa ko fa jiitaloon léegi ci ni may ñibbee noonu yàlla boole maa koo xam ne ni Diallo lañ ko wax première chantier moom Diallo moo ma ko jox première chantier moom moo ma ko jox mu ngi dëkk Ngunjaan di ko ci nuyuwaale bu baax léegi yàlla dañ defee bi ma jëlee avance bi sama fit wi dalut sama fit wi tëfi donte mën naa liggéey mais gis nañ as bi ne kii de est-ce que dana ñu bëri ñoo ngi koy séntu même maçon yi fa nekkoon ñu bëree ngi naan kii est-ce que liggéey bi dana ko liggéey lool yàlla def suñu borom dimbaleen suturaal ma bi ma paree wallaahi si 100 000 francs la yëkkati may ma ko billaahi ngir kontaan ci liggéey lim la fay waaw soo xoolee plaque bi falaa ko njëkk a defee waaw te bokkut ak lim ma fay yëkkati 100 000 francs may ma waaw boobaak léegi nag tooguñu chantier bu jeex ñu liggéeyaat lépp dañ koo sellal teg ko ci yoon man su ma la naree wax leen lu ci liggéey bi lu nekkul dëgg man ma bàyyi ko dem seeti leneen ndax métier plâtre man dama koo bëgg sama xol te tey dama cee soob damay dugg ci internet bi di xool lu ne dama koo def damaa ñeme. wax nga ko bi ngeen di door yëf yi xaw na metti te ni ko tubaab di waxee tout début est difficile mu mel ni jamono yi alhamdulilah gis nañ ne chantier yi mu ngi ñëw macha allah ni nga ko waxee ci ñaanuk sa waajur wu jigéen ñu bëgg a xam entreprise bi di Khelcom pour l'instant ñaata personnel nga am wala équipe bi ñaata nit la wàllu matériel beeg yooyu est-ce que amag nga ci ay jafe-jafe est-ce que li ngay xaar dëgg-dëgg pour liggéey ci matériel am nga ko wala amagoo ko. non matériel bi moom am na yuñ ci am na yoo xam ne amuñu ko te tey ànd bi tamit maa ngi ànd ak benn xale boo xam ne moom ngeen fekk chantier boobu dëgg yàlla mu nekk ndaw lu ma déggal soo xoolee chantier bii nga ñëw ak bee man ak moom dong ñoo ko liggéeyaale ak sama beneen gaañ moom tamit moom cité la nekk moom it dellu na. moom fan yi bi kii dafay ñëwoon di ma jàppale moom tamit moom fi doon jàppale mais ci tàmbaliment bi la ma jàpp mais xale boobu ngeen fekk foofu daanaka liggéey yu bari ñun ñaar ñoo ci ànd liggéey amoon na ñeneen nag ñu ma daan àndal waaye bi ñu demee ba nga xamante ni gis nañ seen bopp ci liggéey bi dañoo daal di jël seen yoon bopp mais méréwuma leen ci dara nag ndaxte kenn ku nekk li ngay wuti sooy root ba sa paan fees da ngay daal di dem. donc sëñ Modou entreprise bi nga ne Khelcom nga ko tuddee borom Khelcom Serigne Saliou sa Serigne. bu ñu waxee entreprise dañuy wax personnel wax équipement wax ay këyit li tax ñu laaj la laaj bi des fois nga liggéey ak nit koo xam ne nii xëy na la ngeen di waxante du ko def à 100% mu lekk sa xaalis bañ laa fay wala mu lay dawloog yooyu nga war koo nga war koo topp wala nga war a dem ak moom ci yoon bu ñu waxee entreprise itam des fois bala ngaa am yenn ngandi chantier yi wala yenn engagement chantier yu mag yi il faut nga am ay këyit.
est-ce que entreprise bi jamono yi am nga ay kayit wala foo ci tolloon di. soo xoolee ma ne la ñaari at lay soog a tolloo la te tey it kayit yooyu ñoo ngi ciy dox instant bi ñoo ngi ciy dox di ci wax ndaxte dina toll suñ jamono ji daanaka ku yoratul ay yenn kayit yi ak yenn diplôme yi duñ la jox nga liggéey ak loo mën a liggéey lay tamit du tax ñu jox la ko des fois tamit ñun nit ñi ñu gis la ci comportement ak kii ba laa jox liggéey wala dara mais affaire de comme ça kenn liggéeyal ma bañ maa fan moom musuma dal ci chantier moom. kon mosoo am benn jafe-jafe ak client non client yi moom wax dëgg yàlla bu dee dëgg rek nga bëgg a dégg musuma amanteeg ñoom benn jafe-jafe musuma ko amanteeg ñoom waaw ndaxte su ma demee ba jafe-jafe nar a am sama digganteeg ñoom man maay bàyyi ndax man ndaw laa damay soog a jug rek te sama carrière dama ko bëgg a rafetal ba nga xam ne c'est ni bëgguma dara ñagas si waaw des fois bu ñu werantee ci dara ne nga lii bokkoon na ci waxaale wala lii nangam man damay nangoo féetewoo affaire yi ndax man maay liggéey ndaxte olof dane kuy liggéey ci li ngay liggéey ci nga sañ a maye waaw man maay féetewoo kii bi bàyyi leen noonu. mu mel ni ñaari chantier yi ñu jot a dem gis nañu ay création yu am solo yu rafet dégg nañ kenn ci ñi ngay liggéeyal wax nañ ko ne nañ yenn création yi sax moom daf ko xaw a jaaxal mësu ko gis fenn ñu bëgg na xam création yooyu ngay def ci wàllum plâtre bi. da nga koy gëstu ci internet bi daf lay dikkal wala naka ngay def bay mën a exposer yenn création yi ba muy rafeti nii. yu bëri ci internet bi ci laa koy gëstu am na yoo xam ne tamit son patron moo ko def ci man waaw am na yoo xam ne tamit son patron moo ko def ci man mais yenn yi moom damay xool ci internet bi ci téléphone yi rek ak ci xool ne lii dinaa ko liggéey te man lu ma xool ne dinaa ko liggéey day metti rek waaye danaa ko liggéey waaw ndaxte man des fois boo ma joxee modèle damay tëdd ba ay guddi billaahi ay 4 heures yooyu ma yeew di xool. waaw lii nan laa ko war a def est-ce que lii bu ma ko defee nii ak nii dana baax ak yooyu waaw ba suñ borom dama ciy suturaal waaw kenn musuma jox modèle ne ma def ko man lànk ne ko essentiel modèle ba ku ma jox modèle dama koy liggéey. kon des fois clients yi ñoo lay proposer modèle des fois yaa leen di proposer. non ñoom nag ñoo may proposer ay modèle des fois tamit man tamit mais ku ma ci sas nag ne ma liggéeyal lu rafet rek. mais da nga am lu rafet a rafet mais ku ci tànn nag dama lay liggéeyal. mais su ma lay liggéey dama lay envoyé photo bi ne la garder photo bi su ma paree nga xool su melul ni nga bëgg nga wax ma daajiwaat ko defaat neneen loolu dama koo sañ te dama leen koy garantir. di fàttali rek mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ni ñu ngi xool lii di L24 ñoo ngi ànd ak suñu invité Serigne Modou Diop di yëngatu ci wàllum plâtre waaye nekk ndaw bi mu beroo ak léegi yàggul gëm boppam di dóor waaram ba bokk ci ay mébétam taxawal benn entreprise Khelcom plâtre ñu ko ci ñaanal yàlla na ko ci suñu borom jàppale ci barkeb Serigne Saliou liñ leen ko waxee rek ñu fekk ko ci benn ci chantier yi nga xam ne nii liggéey na ko liggéey bu mucc ayib fas yéene seq ak moom ay waxtaan xam naa bala ñoo continuer ci deuxième partie bi dañuy bàyyi waa régie ñu ànd ak ñun ci publicité bi. Il faut travailler. DSL Inco jàppoo sellal liggéey ngir jàppale waa Touba ak li ko wër ci seenub liggéey. ginnaaw bi ñu leen ubbilee benn showroom bu mag maanaam bërëb bu yanj yeesalaat na ko ci outillage ak matériaux de construction lépp loo leen soxla am na fi bokk na ci yooyu coupeur ci batterie visseuse perceuse meuleuse marteau-piqueur scie électrique groupe électrogène bu mag wala bu ndaw poste à souder motopompe machine coupante bois fer aluminium vitre wala carreau transpalette ay brouettes ay gants ay casque wala ay tenues de travail ay pièces auto ay gonfleur ventilateur avec batterie ak yeneen jumtukaay yoo xam ne nii lépp jàppandi na fii ci DSL Inco ku fi ñëw da nga fi gis sa bopp moo xam ngay maçon menuisier métallique aluminium wala menuisier de bois carreleur peintre mécanicien tôlier baykat nappkat sàmmkat chauffeur ndaw ñi fi nekk seen itte leen rekk la taxaw leen ci seeni bëgg-bëgg lépp loo leen fi soxla dana leen ko yombal ci ay njëg yu xéewale ci DSL Inco nekk ci Touba Daaru Manaan ci yoon wi bàyyee ko ancien garage jëm si ci jumaay Touba mën ngeen a jokkoo ak ñoom nag ci 78 195 18 50 wala 70 508 32 95. Il faut travailler. jërëjëf kon ñu wéy ak yéen ba tey rek ci deuxième partie bi sëñ Modou wax ji am na solo leeral yi am na solo waaye dañuy dikkaat ci seen métier mi nga xam ne nii moo di plâtre
moo di defar ay xamoon ma ko mën a tuddee métier mi comme yeneen métiers yi ci Sénégal menuiserie mécanicien maçon métier moo gis am na ay jafe-jafe métier moo gis am na ñoo xam ne nii dañ cay nekk te duñ ko sellal ba tax léeg-léeg ñu naan maçon yi ñiy liggéey plâtre ñiy liggéey nangam yow métier mi naka nga ko gisee ak yan jafe-jafe nga jàpp ne am na ci fii ci Sénégal jamono yu ñu nekk. métier mi bëri na ñoo xam ne ni ñoom ñoo ngi ciy tedd ak di ci liggéey mais du seen métier. maanaam jànguñu ko. waaw jànguñu ko dañ koy jël engagé ko woo ñu ko man jox leen loolu ñooñu maanaam soo xoolee ne ñoom xamuñu sax boo leen nee leen teg leen ab corniche nu muy tegee sax duñ ko xam. mais ñooñu yàq nañ liggéey bi aussi tamit di waxaale ouvrier yi nañ bëggante nañ bëggante ndax bëggante ci la lépp xaj mais da ngay imaginer sa moroom day dem natt sànce keneen ñëw jaaraat fa wax ko lu ñaaw na diw nangam loolu amul solo àdduna li lépp dañ ko fi bàyyi rek nañ bëggante gis nga bu ñëpp yéenantee jàmm Sénégal dana avancé mais ñun ouvrier yi ñun su jëmmi bopp ñun ñooy yàqante ci sànce ñun ñooy defante lu ñaaw ci sànce ñun ñooy defante lu ne loolu dafa ma gën a marqué ci affaire yi tamit ñi nga xam ne liggéey nañ koy jox ñi ko moom. bu dee kii day peintre jox ko peintre mu peintural la bu dee kii day plâtre nga jox ko plâtre mais bul jël plâtrier nga jox ko ne ko peintural ma loolu da ngay tax peinture kat bi du avancé bul jël peinture kat di ko jox plâtre naan ko plâtre ma loolu day tax plâtrier bi du avancé kenn ku nekk na yem ci liggéeyam yem ci sa liggéey taxut nga bañ a tedd de ndaxte tedd yàllaa ko yor ak wërsëg waaw loolu moom naqari na ma torop ci métier mi. ñi nga xam ne yàq nañ métier mi tamit métier mi boo xoolee su ma jumul samay papa daan naa dégg ñu koy ñoo xam ne ay samay mën nañ ma papa sax ci liggéey ku mel ne Ibrahima Fall dama ko daan dégg muy wax ne métier mi dafa yàqu léegi ak Tafa Ndiaye Modou même Bas Ngom damay dégg mu koy wax ñooñu ñëpp dañ daan tagg métier mi tey soo xoolee métier mi amatul valeur yenn valeur yi tamit amatul ndaxte soo xoolee ñuy soog a jug ak ñi ki am na ñoo xam dañ koy sellal ñoo ngi koy sellal ba tey am ñoo xam ne ñoo ngi koy yàq loo leen fay ñu liggéey. sëñ Modou ñu nemmeeku jamono yi ci Sénégal am na benn phénomène boo xam ne nii gis nañ ne mu ngi law muy tout tànk yi wala xale yi commencé waat nañ di dugg ci gaal yi commencé waat nañ di def yu kenn xamul te li ko waral muy ñàkk am xëy loolu yow en tant que jeune boo xam ne nii tu es ambitieux am nga avenir bëgg nga liggéey yaa ngi ci sa liggéey en tant que jeune naka nga jàngate situation boobu fii ci Sénégal. loolu moom ni ma leen wax leen la rek kenn ku nekk nga toog sa réew taxul nga bañ a avancé ak yooyu waaw ndaxte gaal yi ñuy dugg nii amul benn njariñ tey ku ci sa bakkan des tamit waaw ndaxte man ngay dem di wuti alal te boo ñëwee alal ja ngay wuti doo ko jariñoo waaw su ma sañoon ay affaire yi gaal ak yooyu dañ koy jël ñu teg ko ci suuf kenn ku ne sa métier mi ngay nekk boo ko jàppee gëm-gëm gis nga nit ki bu gëmee dara. ne lii dama cee war a avancer suñu borom da ko ciy dimbale mais tey soo nekkee ci dara ne man de lii duma ci avancer yàlla da lay toog di la seetaan rek waaw man ay affaire yi gaal yi moom suma soñoon yu bëree bëri ñu teg ko ci suuf te nangoo liggéey te dara nag maanaam mënut a weesu liggéey bi mooy lenn ndaw lu fi bëgg a dem dama la koy wax nga fonkal say waajur loo am bokk kook ñoom loo am te bokk kook ñoom tey sellal kenn du la tee dem waaw loolu moom xam naa ko ci wax dëgg yàlla. lii itam sëñ Modou ndaw nga xëy na ndaw ñi am na ci ñoo xam ne ni bëgg nañ liggéey mais gisuñu ko joxuñu leen ko ban responsabilité ak ban wallu ngay woote pour ñu gën a jàppale ndaw ñi ak ñan ñoo war a jàppale ndaw ñi dëgg ngir ñu toog ci réew mi gëm seen bopp liggéeyal waa réew mi. loolu moom ndaw ñi fi nekk ci ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci réew mi ñu nekk yàlla dénk leen ay teraanga ñoo war a tijji lu mel ne saare ay entreprise wala dara ay yooyu jël ndaw ñu dugal ci. ndax soo xoolee bari na ndaw yoo xam ne ñoo ngi ci sareet yi ñii ngi ci emprunté ñii ngi ci fenn ñooñu ñàkk liggéey ak ñàkk ku leen taxaw ñii ngi def booy yaa ngi nii nekk ci gens mi nu nekk ñoo ngi koy def ñàkk am ku leen taxawu la rek waaw man de man wax dëgg yàlla li ma suñ borom jox moo xam mu ndaw la wala nu néew la man samay porte tëjaluma ko kenn képp koo xamante ni bëgg ngaa ñëw liggéey ci Khelcom Plâtre man tëjaluma ko kenn man waaw te it man damay jàppale ndaw lu nekk man sooy jàng dama lay conseil sooy liggéey ma conseil la waaw def dëgg yàlla am loolu lañ fi am. jërëjëf ci conseil yu am solo yooyu xam naa ne kon kilifa yi dégg nañ ko particulièrement gouvernement bi donc ñu gën a créer ay emploi pour jeunes yi ndax fi mu ne nii boo déggee Sénégal taux de chômage bi ci jeunes yi wàllu ndaw ñi kawe na trop xëy na moo leen di pousser des fois niñ koy waxee ñuy def
immigration clandestine moo leen di pousser également ñi nga xam ne ni peut-être amuñu luñ jàpp te bëgg ay bëgg faj seeni soxla di dem di agresser di dem di sàcc et cetera kon yaakaar naa ne ku nekk am na ci part de responsabilité muy ndaw ñi muy nguur gi muy parents yi ku nekk na jéem a contribuer ndax ndaw mooy avenir sëñ Modou yaakaar naa wax nga ko léegi yaa ngi toll ci 25 ans yaakaar naa amagoo soxna yor ay responsabilité macha allah gëm sa liggéey jéem a taxawal sa entreprise lan mooy sama bët ëllëg. sama météo mooy liggéey bii nii ndaxte wax dëgg yàlla bëgg naa cee tekki yóbbu ci samay waajur teral leen ci yóbbu leen màkk ñu siyaare ji bëgg naa cee am kër bëgg naa cee am lu bëree bëri bëgg naa cee takk soxna defar ci sama àdduna daal ba nga xam ne benn moroom du ma ñee loolu ci métier mi ci laa ko nar te ci laa ko bëgg incha allahu rabbi. est-ce que bokk na ci say mbébét dem ba xel comme entreprise plâtre donc entreprise bu mag nga employé ay nit et cetera loolu itam. waaw loolu lu ma bëgg la. te incha allahu rabbi day am sax ndaxte Serigne Saliou duñ ko tuddee lenn luy dellu ginnaaw luy dem kanam rek lañ koy tuddee waaw incha allahu rabbi day am sax bu soobee yàlla ndax ñun ndaw lañ rek tollaguñu fu ñuy ñàkkee ak fu ñuy amee. jamono yi ni nga ko waxee beru ngeen depuis 2 ans yéen a ngi door waar li ëpp ci say chantier Touba la wala yaa ngi génn di dem feneen di am ay chantier. croisement bi ma beroo fale moom Modou Niang njëkk a yóbboo chantier maa ngi la ko doon wax fale moom Modou Niang njëkk a yóbbee chantier te tayit ñoom tamit dem naa fa liggéey fa ñu gis li ma liggéey waaw. léegi ku soxla Modou sëñ Modou bëgg ko liggéeyloo fan lay jaar ci yan numéro yi woote. da ngay jël Tigo bi 76 841 60 06 76 841 60 06 waaw. xam naa bala ñoo tëj sëñ Modou mu mel ni itam ñu ngi ànd ak benn partenaire boo xam ne nii day door a installé wu à Touba yàggu fi muy DSL Inco di jaay ay matériels yoo xam ne nii plâtrier yi dañ koy soxla maçon yi dañ koy soxla. peintre yi dañ koy soxla est-ce que mas nga faa jënde matériel ak naka nga gisee seen matériel ñoom. man moom Inco moom wax dëgg yàlla depuis ma beroo ba tey ñoom seeni matériel rek lay liggéey. naka nga gisee matériel yi. matériel yi benn baax na seeni couteau yi ñuy finition des fois ñun dañ daan yor yeneen couteau yi day xumaag te buy xumaagee boo liggéeyee affaire bi day feeñ ci plâtre bi mais ñoom seen couteau du xumaag du def dara seeni tañaak tamit du diib seen martu tamit baax na seen si tamit du gaaw a bàyyi daal day def chaque jour booy daggee day gën di ñaw. Inco daal wax dëgg yàlla bu dee dëgg rek nga bëgg a dégg man sama xarit yëpp sax moom la ñuy utiliser waaw sama xarit yëpp moom la ñuy utiliser ñi nga xam ne moom la ñuy liggéey plâtre foo demee seen chantier Inco ngay gis ñu koy utiliser na fa ñëpp dem muy menuisier bois beeg menuisier armignon beeg ku nekk na fa ñëpp dem te Inco man soo xoolee damay jaar seen place su may wàcc dama fay jaar yenn saa mais damay gis ne ay ventilateur ay lu ne lañ ci def Inco daal wax dëgg yàlla yéex naa ñëw Touba daal boobu wax dëgg yàlla. xam naa sa kàddu yi ngay tëjee. waaw sama kàddu yi may tëjee sama kàddu gu mujj damay gërëm samay ñaari waajur di sant Serigne Saliou Mbacke bu baax di gërëm Cheikh sama employé bi nga xam ne moom ngeen bàyyi fële ca chantier moom tamit mu nekk ndaw loo xam ne c'était ni déggal na ma di gërëm sama xarit Serigne Cheikh Ndiaye Jili Badiane sant yàlla di gërëm ñoom ñëpp daal wax dëgg yàlla di gërëm samay ñaari waajur bu baax a baax di gërëm sama yaay bu baax a baax di ko wax ne na yokk ñaan yi rek wax dëgg yàlla ñoo ngi gis ñaan yi chaque jour daal moo ngi sotteeku ci suñ kaw wax dëgg yàlla. jërëjëf Serigne Modou Diop di leen fàttali rek tey ji moo doonoon suñu invité ci suñ 2e numéro les pros du métier maanaam les professionnels du métier saa su nekk duñ tàyyi di fàttaliku wala di leen fàttali lan moo ñu xiir ban indi concept émission bi ndax comme ni ngeen ko déggee ci suñu générique il faut travailler toujours travailler beaucoup travailler encore travailler ndax liggéey rek mooy fay te itam liggéey mooy saafara mbooleem mooy solution àdduna ndax niñ koy waxee itam niñ ko waxee ci biir émission bi gis ngeen jamono yi insécurité bi jikko yu yàqu yi immigration clandestine bi li ko waral lépp mooy ñàkkum xëy mais buñ fexee ba nit ñi xëy amam liggéey yaakaar naa ne yu bëri dootuñu ko tal kon concept émission bi mooy fexe ba mbooleem fu ab liggéeykat nekk ouvrier jaaykat maçon ak ku mën a doon ñu dem waxtaan ak yow xool say jafe-jafe xool say mébét xool say bëgg-bëgg jàppale la nag ci sa promotion ba sa liggéey mën a yaatu kon ni ñu ko defee ak Serigne Modou di leen fàttali rek ne ndaw la mu ngi am 25 ans amagul soxna comme noonu mu ko waxee bi mu beroo ak léegi wax dëgg yàlla yàggut di góorgóorlu kon na ko ñëpp jàppale ku am chantier mën nga ko woo ci numéro bi ngeen di gis nii
incha allahu rabbi di nga la liggéeyal liggéey bu rafet boo xam ne nii da nga bëgg da nga ci sant yàlla li ko waral nag wax na ko avant muy commencer liggéey bi dafa jaar daara te alxuraanul karim moom comme jiitu sa dënn dana defar say jikko gën a defar sa xel gën ko sellal kon yaakaar naa ne ay ndaw lan ñoo xam ne nii avenir lan kon ñëpp war nañ cee jàpp moo xam muy gouvernement moo xam muy yaay bàyyi ku nekk war na leen a jàppal rawatina nag borom xaalis yi nga xam ne nii dañuy jàppale ñi nga xam ne ay ndaw lañ am ambition ba bëgg a liggéey te amuñu moyen nañ leen jàppale te xam ne jàppale ndaw ñi mooy jàppale réew mi te l'avenir appartient aux jeunes kon lii moo doonoon suñu deuxième numéro les pros du métier ñu ci ànd à chaque fois ñi nga xam ne ni ñoo di suñuy sponsor officiel DSL Inco ñoom itam ni ko sëñ Modou waxee di jaay ay matériels yoo xam ne nii mboolem kuy ouvrier rek boo fa demee sa xol dina sedd di jaajëfal suñu caméraman ñi ci technique bi ñëpp di leen dox daje suñu troisième numéro ak les pros du métier wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jàppoo sellal liggéey DSL Inco moo leen doon may seen émission les pros du métier. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler.